everyone ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di màggal ñëpp once again di leen wax ne tey dañ ñëw fi nga xamante ne mooy National Assembly di hand over li nga xamante ne mooy flag yi Maimouna Ceesay honorable Maimouna Ceesay flag bi mooy ki nga xamante ne mooy ndigal ak caat ñu war a bëre Sunday buy ñëw ni fii di Serekunda East Mini Stadium xamante ne ñooy gëm sa boppa promotion si njiitali ki nga xamante ne mooy Gumbo Gueye promotion ñoo leen tegal combat yu am solo waaye combat yu nar a neex waaye combat yi nga xamante ne dañu mus a amaat fenn waaye combat yi nga xamante ne dañoo neex lool tuddee ko ki nga xamante ne mooy président Adama Barrow spécial combat bi boobu lañ tuddee ki nga xamante ne mooy honorable Maimouna Ceesay flag bi kuñ ko tuddee mooy ki nga xamante ne mooy honorable Maimouna Ceesay NPP diaspora secretary kon xam naa ne comme bés bi du yomba ñu ne bés bi tuuti boromam lay tolloo kon ñu ñëw ñu support ki nga xamante ne mooy Maimouna Ceesay waaye ñu ñëw ñu support li nga xamante ne mooy suñu own culture li nga xamante ne mooy bëri so I believe that and I know that comme ñëpp dañoo génn ñu ñëw support ki nga xamante ne mooy His Excellency President Adama Barrow ak ki nga xamante ne mooy honorable Maimouna Ceesay. Yes, assalamu alaikum everyone. Nga mobe kontong itolani kontong la ka fale bimbe daminto jelo National Assembly of the Gambia ti. Kana flako di miyalon ko wolong combat min nyanta sotola on Sunday. Combat yin jumala attack wala jumala stake wala jumala promotional nyinti wolong gumsa bopa promotion si leaders mimba nyaton kaya kan wolong Gumbo Gueye promotion. Kon ka fale ko nyim flako ya tola jumala special combat ya tola honorable Maimouna Ceesay the NPP diaspora secretary yatola wala but the grand combat fango yotola wala yatola minna wala His Excellency the President of the Republic of the Gambia mi yalan ko Adama Barrow so ka fali ko abe kala min to jelon Serekunda East Mini Stadium ti momo yalan ko ika still ika culture nyinta ka follow wala ngana nga culture nyinta nga sementu ya ber fana nga culture ta nga tandi mo la ko nyin tolla fango tamu nyinti kon ka fo mo be ko on Sunday on the 14th albe yenanga ben Serekunda East nga President Adama Barrow support berfana nga na culture support berfana nga na youthful empower. Hi everyone, once again we are here at the National Assembly of the Gambia. We are here to hand over the flag to Honorable Maimouna Ceesay, the NPP diaspora secretary. As you all know, Sunday there will be a fight, but there will be a great wrestling at Serekunda East Mini Stadium, which is staked by the Gomsa Bopa promotion under the leadership of Gumbo Gueye. So to like give you an appointment, be there on time on Sunday at Serekunda East Mini Stadium, still to promote our culture, but also to empower our young people, but also to strengthen the unity within us. So as we are all seeing, this is our culture and it is something that we have to promote, but it is something that we have to support fully. So please be there on Sunday. Grand combat that they named the flag before the President of the Republic of the Gambia, His Excellency President Adama Barrow, is between Boran and Sakajor. So please do not miss this. And also the special combat is named after Honorable Maimouna Ceesay, the NPP diaspora secretary. So it's between Ndigal Fall and Chad. Please don't miss this. It's on the 14th of this month, this coming Sunday at Serekunda East Mini Stadium. Ticket is just $300 a flat, VIP $600. So please come there and support, but come there and empower, but come there and support your own. Assalamualaikum warahmatullah. Ngeen nuyu bu baax di leen ziar amaan mbégte ak kontaan ci dalal bi ngeen ñu dalal fii ci pencum ndawal réew mi kàddu yi nag mën naa bañ a gudd ndax aada ak cosaan la làmb moo ñu fi dajale mu doon bés boo xam ne promoteur baa ngi noonu doon borom gëm sa bopp promotion doon koo xam ne tàkkusaani làmb yëpp ci réew mi moo ko tëgg waaye bii bés nag dafa bokk ci bés yi ko gën a ñor flag yi nag doonul ku nekk lañ koy tuddee ndax làmb ji ku ne xam na ne amul sponsor ndomb wan sponsor mooy suñu amateur yi mooy ticket yi nii jaay ci buntu bi ak flag si flag bu mag bi nag gis nga ko borom dëkk bi lañ ko tuddee mooy njiitu réew mi beneen combat bi moo ci topp ñu tuddee ko soxna si kon nga war a xam ne doonut bés bu ndaw on di fotti mu yàgg koo wàcc ci lu mat ñeenti weer ba ñetti weer jël teranga bi jox ko soxna si nag pour walla ne bés bi diis na diisul ndax dafa mel ni da nga am xew rek tey jii mandargam mooy képp koo xam ne tuddee na la bés mbaa mu tuddee la doom bëggul ñu fàtte la ndax lii taarix dina ko bind
ndax tàkkusaanu làmb la boo xam ne si season bi bokk na ci tàkkusaanu làmb yi gën a rëy kon bu jëlee spécial combat bi jagleel la ko bés la boo xam ne si bés bu ko ñor la bés bu ko amal solo la di la ñaanal yàgg sa ay mbokk ak sa ay xarit bés bi jig la nga dem bañ lay tuddee combat kingship yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def képp koo xam ne mu ngi seetaan rek na xam ne soxna si bés la am comme ku am xew comme ku am ngénte comme ku am ceet loolu la ko borom gëm sa bopp jagleel di wax ne nag njiitu réew mi moo ñu may fit ba tax tey lii ñu koy def ndax ñaari làmb 18 février bi jàll ak bële yëpp dafa jël làmb ji yëpp jëndoon ko firi képp koo xam ne yaa ngi woon ci réew mi nga ñëw fii Banjul seetaan ko ci kanamam moom it mu ñëw toog ak ay soxnaam kon tey bokk na ci ñi nga xam ne si moo dooleel promoteur ba ñu ñeme di jël ay hundreds of thousands di ko jox xale ndax ñaari mbër yi war a bëri sa combat bi kenn ku ci nekk keroog bi mu nangatoo ak promoteur bi lam nangatoo ak moom jox na ko xaaf bi la ca des alxames bii la koy dugal ci kontam buñ ko daanee da koy fay bu daanee day fayeeku loolu far force la bala moo bëre suuf lañ koy defal suuf bi dañ koy xool suuf bu nooy nepp lay doon te dañuy taal ay lampe bala moo bëre dañu koy indil docteur indil ko sécurité te loolu lépp promoteur bi da koy fay bu nit ñi ñëw ci lamb ji sax lamb ji day am bu kenn jëndul ticket day fay mbëri loolu ala kulli alin la kon yàlla na ko yàlla kàttanal leen yéen ñi fii bërëb bi miin nañ ko ñëw nañ fi ñëwati fi ndax wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax ndax kilifa yi léegi koo ci jox teraanga flag da koy jël ànd ci ak promoteur ànd ak ay mbokkam lépp lu mu am mu néew mu bëri mu teg ko ci loxo promoteur bi loolu nag yokkute la di leen ñaanal yaakaar bi waa réew mi wala ndawi réew mi am ci yéen ba dénk leen bànqaas yi yàlla na yàlla oyofal yéen bi di ngeen bëgg ci réew mi yéen ko xam yàlla na leen ko yàlla defal barki Seydina Mohamed yàlla na réew mi am jàmm ndax jàmm ci la lii xaj ba dimanche ñun ñëpp ñu ànd tasee Serekunda is ñu ànd dundal aada ak cosaan gunge soxna si mu ñëw teew ak mbokk ya xarit yi ci combat bi nga xam ne si bokk na ci combat bi gën a neex ci bés bi ndax ñaari mbër yi wax dëgg yàlla kenn ki Banjul fii la nekk ci capital bi kenn ki jógee ba Tànje moo waral gisuloo ko fi waaye ñoom ñaar ay mbër yu mag lañ kenn ku ci nekk ci réew mi goxo lay topp di leen ñaanal bu baax a baax yàlla kàttanal ñëw tamit bañ mën a ñëw bëri sa combat bi jël bu rafet am ci nga mën a joxe sa flag jërëjëf. nuyu yéen yëpp da ngeen maa jégal nag ñun olof bi setut waaye maa ngi doore nuyu bi si promoteur bi koo xam ne moo teg làmba bi gannaaw loolu tamit mbori tamit maa ngi leen a nuyu ak suñ honorable bi mooy honorable Maimouna Ceesay ak suma collègue yu fi teewu ñëpp maa ngi leen a nuyu di leen sant man lu ma bëgg a wax rek waruta gudda because làmba loo xam ne la si suñ cosaan ak aada la bokka te yaakaar naa ne ñun yëpp war nañ cee mun a jàppa ngir lan mooy dafa bokka si loo xam ne mun na indi yokkute si dëkk bi ak pour préparer ndaw yi tamit pour gis nañu jàppa loo xam ne daal suñ cosaan duñu réer gannaaw loolu tamit kuñ tuddee flag bi tamit ku nekk honorable Maimouna Ceesay nit la koo xam ne macha allah nit ku baax la te gannaaw loolu tamit soo xoolee taxawaayam si National Assembly bi si benn committee ci yum bokka mooy committee boo xam ne moo responsible for youth and sports te lamba si beneen boor bi aside from the culture sporting activity la so moom su toogee si committee boobu ñu war ko tuddee flag ci man leen la loo xam ne ñu ñëpp a ko war a support leen la loo xam ne ñu ñëpp a war a tëra ñu teewu ci leen la loo xam ne tamit war nañoo gis event bi dem ci kanam so ci si kaddu yu ndaw yooyu noonu rek bugga naa ne rek pour wax ne daal jërëjëf thank you ki toog si office am xalaat bi ne dama war a defar lamb pour promote ñoo xam ndaw yoo xamante ne ñoom daal si loolu lañ nekk di yëngu parce que boo xoolee ñu ngi si parlement bi di def liggéey boo xamante ne pour dëkk bi la yéen tamit yéen si seen bureau bi di try di promote ñoo xamante ne ñoom daal li mooy seen cofeel mooy seen liggéey mooy bore am si dara mun a promote Gambia mun a promote youth yi tamit dafa doon loo xamante ne liggéey boo xamante ne is very important comme ki ngeen def seen kii bi ki ngeen jox la drapeau bi mooy honorable Maimouna Ceesay moom Iron Lady la dafa nekk moom nit koo xamante ne moom lu mu maate rek foo mu dog ko te xam naa ne yéen bi ngeen ko jàppee kii nii reeru leen bu soobee yàlla comme suma broda bu fi doon wax lu mu waxoon fii lambu dafa nekk loo xamante ne tey xaalis la dafa laaj ci xaalis bu bare ñun buñ seetee buñ xoolee bu Sénégal nuñ ko dee defee
bu ñu waree def loolu fii nii day doon loo xamante ne dafay doy waar parce que boo amutee ku lay support ku lay jàppale dafay nekk loo xamante ne dafay jafe si yow mais bi ngeen ñëwee fii promoteur bi xam naa def na lu mu war a def moom tam fu mu kiyee nit yi dina ñëw di ko jàppale incha allah bu soobee yàlla comme ki ngeen wax président Barrow Maimouna Cissé ak ñëpp ñoo xamante ne they contribute in one way or the other to support the promoter pour ñu gis ne mu am bu soobee yàlla loolu dina continuer ñu ñëpp kontaan nañ si suñ ay collègues lañ ñun tam luñ si mun rek mooy support leen jàppale leen di leen def suñu wàlla bu soobee yàlla pour ñu gis ne lamb bi mu gën a succeed da ngay gis ne lii bu succeedee mooy tax beneen buñ mën a defaraati boo xamante ne dafay gën a am doole mais bi price bi mu gën a ëppali sax waaye loolu yëpp des na si bii ni bu soobee yàlla incha allah so ñun kay rek pour jaajëf leen yaakaar bi ngeen am teg ko si loxo wala bu Maimouna Cissé yaakaar la boo xamante ne dafa jafe trop dafa diis mais yàlla am na sañ-sañ bi am na doole bi pour oyofal ko te xam naa ne dina oyof bu soobee yàlla parce que dafa doon nit koo xamante ne am na connexion te moom si boppam ni ko lay waxee soo see kunukum be previous speakers men kira honorable Jameti ba kontonna ba kala kuma kendo kan anin honorable Conte men bota diamola jansain plumbula be mu ngane klinete men na kontondo dila promoter sol fanana menu nata jang yenyi jiki basoto kambare musu kendo men keta ajaratu Maimouna Cissé pour kanyin drabo nyin ka samana ka tolala benna kontano nyitan lalla bake wo silola adun safale ko alnatal na dulale kato aja Maimouna Cissé moliti mi alon ko banko kan amanke mondinti alala du yow ke momo ke woto kamala ningal tol nata jam pour ka jiko sotala karola pour kanyin drabo ka tolala mu kulete mi alon ko kontano wata bake woto mbal tentulola bake mbal jaylala yo komen diamula ko tan liya fo nyamen nyobore mo adoleti ado me alon ko ada bambandi nem na banko kan anin na Africa jang hane amanke Africa jang damati dunia be kono lem so ning funding kewol be loring pour ko ado hansay ka bambandi o mu kuleti me alon ko kumata bakele son tol be mon fula don wala mu kal numbara ka fale ko albe menna dron ali bambangala albe kule ka me alon ko adolem pour ka aje ko na adol kana fa so wotu mbal jeyla bake mbal tentula so ale jiko men soto ale aja Maimouna walinjang nin ala sonta o jiko nyin ala ba ma fala la comme diam la le fo nyame mole me alon ko ala ya sole abanko nyin kan lonta jele pati nyin to NPP pati to mole me alon ko amanke California tije manin kol ka me California amanke wotije mu me kele so wotu nin ala sonta programme o nyin ale mengani aje nin ala sonta albew jele kadun dol fanam bakat la nga fasaro di aja Mayla ko Allah taala nyame otun safaye ko Allah baraka bake kontanta bake pour ka receive jani somandala kol be detere nyaawo nyang baren sitale altul fangalan ko kol be detere mul nyame baren sitale kal batun ka make sure kala ko ka hono so Allah baraka bake thank you badimo mol min bebi jang mbal be kontona alto nal kontona nte tomo honorable Lamin J. Sanility, National Assembly member for Brikama South. Nina second term as a member of parliament. I was here in April 2017 and I went for re-election and I came back. Mbal tentula mbal jaila mbal kontona bake. Follow mbe jairo fon dila tolla. Fo ale jiko min soto nanyi musola Maimouna. Honorable Maimouna kaje ka flako tolala akumata bakele ayen miro jam fandi bake bari jannibina atla koto bella banol do lafsa nga ku sabale sute nyun kono force nga menje the first point dominate who we are, our identical position as African, as Gambian.
yala be afo ko nyoboro mu fenete mi ala kumata bakel dolbin baby young we came from society. Society, we have norms, we have value, we have culture that are deeply rooted. And one of the most fundamental sport in Nyoboro, but gradually it is dying. But you have this initiative and idea to bring it up. Ku fulanya fana mbemi jubela because ning fenne bje mi yalon ko nyanta wo suute la bake. Hadamadi be manke karnade te bawol ko not every individual is academically sharp in class. Notwithstanding, you have a skill to survive. That skill can be any of the sporting disciplines. It's not only football. Football is a foreign one, but we have put a lot of energy on football, and that is why we are growing up. But if we also come and do these things, now transform up to the way Senegal is doing it, other phone call. Nobody now don't come in soto, permanent secretary beka soto, minister beka soto. Because alama mobe da purum be ngana ridin nim kolke. But I need that mindila Poratoli alfo that to create that enable environment. Kaje ko ka nyoborinal mimbinaga ke nocho ke transform they become future nyoborinal. Even at international Olympic stage they can participate. But that also depends on how we are ready to take this thing. Kukilimbiya, that is very important. Anything we are doing, Nyanta approach that with special discipline and determination. It's very key. Myself, I was also a football and a youth enthusiast. Though Nyoboro Mankena area, but to bring it on board is very important. Another ministry for us should create a special budget line. Kajako, how do we nurture this thing and transform? You are seated before, we are all parliamentarians. We can do that advocacy. How do we transform this thing? About mere entertainment, I become an industry of its own that can attract a lot of revenue than even some of the permanent secretaries. So it's possible. So the other one for now, Ngamin Sute Kilinke, left to emphasize la bakel. And I want us to understand in this dimension. Ko na nyoboro for na for bekela, you look at it, the circumstances surrounding. I beg again other quality that portray a lot about Gambia. You sell the image of this country. So it's very, very important so that we can concentrate in that dimension. Sometimes from before the actual activity, the background display mingake has a lot of interpretations. So lafta purungol fana be maintain ngakeno. Ndebara dami Burkina South hails up to the 3 borders. On annual basis, Marrakech, Dar es Salaam, Kabakele. We have this wrestling competition, a lot of cultural activities from both Casamas and up to the Gambia. So, Wosifal Dol Kumara Bakele, selling our image, no longer we have to fall back on this to show our identity and who we are is important. So, Kufulabanya Mbala Bandamina, Wolong Ale confident and trust means soto nying ajaratol. What about the Lord? She acts like a man, but though Akela Muntolde, Nakabetamilola, we have to stop her. But it's important, Purfana Kajako, as a role into. Among it's not a mistake, and I believe Ko, Alen Kele is deliberate, but also Yafana Jubefana Nandata, what is he going to do? And the team here, that will tell you that we will continue to do the advocacy and we will continue to do the promotion in every aspect. So ngal tentu ngal jay bake no time tije we are already at the chambers session of bina start kan but ngal tentu bake ngal jay for the time elemental kanana jamfana kasi kanying identify minga the honorable minority kanying flako tolala ala barka bake. Thank you. Speakers radio that I will ensure what has never been done in the Gambia, that is for us to recognize wrestling as part of sport. The Ministry of Sports should really look at their vision and mission as a ministry and include wrestling as a sport activity. Recognize it and also create the enabling environment for it to strive. The long-term plan is that Pruka, to make sure that we have a place for you, a stadium that is purposely for wrestling. And I think this will really go a long way
in even curbing or try to address this illegal migration. Because once the youth have trust and confidence in the system, that government has really created the enabling environment for them to compete. Wrestling should not be seen just as mere going to the Lambu, Bore, and go back. No, it has to transform the life and livelihood of people. If you want people to also cherish it, they must see those wrestlers, their life has changed. And nothing would really do that other than making it attractive, making it lucrative, in the sense that we must make sure that at least as parliament and parliamentarian, we represent all these wrestlers, all of you. Your interest must be at the center of our discussion. Your interest should be in our hearts and minds. Every day we speak in this hollow chamber. It's an opportunity, a very rare privilege for one to serve your country, your nation. So basically, if you are at that position, it's a position of trust, it's a position of privilege. You're not better than everyone. You are choosing out of staggering 3 million population to represent the population. So therefore, I think it's important we also amplify to be a vuvuzela for you in the parliament to advocate, to lobby government to make sure they incorporate, come next 2027 budget, we want to see in the Ministry of Youth and Sport to have a budget line purposely for development of wrestling competition in the Gambia. At least no matter how it is the honors now lies on you guys how to organize yourselves. I know if there is now funding now in place, everybody will claim that Nyoko Dor, Nyo Wrestling Defindi. So it's about forming a federation, leaving no one behind. From here up to URR. Now you're going to mobilize and BOPA, then make sure that at least it go to, you need to have a president who is now accountable now. So you have account to government because so we'll work modalities and advise the government and the minister. Luckily, I have a paper with me here. From here, I'm going to see him. This is a request from my village Sudual Sport Committee. They want to assist in terms of football field fencing. So I will take this as part of my discussion with him that I took a personal pledge, before the Gumboge promotion wrestling competition, that you must ensure to incorporate wrestling as part of sport and also try to make sure you have funding for the wrestling competition. I want to also salute your trust and confidence, that you repose on our sister. Honorable Mamuna Sise is the nominated member. I even took a screenshot when I was in my bureau in Sudwal, my hometown, during the Salah. I saw her picture on the screen. I said, wow, this wrestling has gone higher level now. They are now getting advertisement, on GRTS. Now I knew who is behind it now. It is our brother, Mam Jibi, who is now an employee of GRTS now, and then got this advertisement, for the Lambu. So I'm Manglana Girem Dilen Santan, Dilen dalal fi parliament bi en tant que imam office here as officer majority leader bi du sen force yon du sen ñaar yon and xamna you have a lot of busy session, and inshallah we'll take a personal commitment that come on the 14th on the 14th we'll all be there to rally behind her, to be in solidarity with her, to support her. I'm really a fan of wrestling. I've attended many of your wrestling and I was never a flag as well. So basically it's an honor and a privilege. And since up to a tax, you have no mistake of choosing her as a flag sponsor to this Mr. Ndigal Fall and of course and Chat. And I know that day, inshallah, everybody will enjoy the view. So thank you very much. Time is really pressing. I would have said a lot, but time is really pressing. Thank you very much. ñu sant yàlla bu baax julli ci yonentou Mustafa ñi ngi nuyu ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu njiitu réew mi yal na ko yàlla defal jàmm te defal ñu ko fii moom miin nañ fi bu baax a baax waaye nag Wolof Njaay dafa wax ne ku bu lekkee alam na ko gërëmee cooy fii biñ fee ñëw dañ koy gërëmee président bi ndax tey borom kër bu ñàngee mel na war a mel doo jot si njabootam kon ñu ngi ñaanal honorable Fat Cissé Maimouna Cissé yàlla na xen bi woyof yaa xam li nga bëgg ci réew mi yàlla na la ko yàlla defal fii ñëw nañ fi présenté fi drapeau waaye yaakaar naa biñ ñëwee kanam gi mu ñu woon tey moom lañ fekkaat fii di nuyu jënali si ñu àndat yëpp rawatina maam Jibi Jaates ak ñi àndat ñëpp ñu ngi leen di gërëm
di jégalu nag ci leet bi nga xam ne leen nañ waaw ndax tey moom wax dëgg yàlla kontaan nañ di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp waaw non yow moom nañ bàyyi noonu rek waaw léegi ku mat du def lu mat di wax ne bëgg-bëgg ndaw ñi la comme ni nga ko waxee force li ñu njëkk bëgg mooy arène nañu si ministre bi jàppale nañu si président bi jàppale man tey boo ma joxoon ay millions damay am problème ndax amoo fu ma tëggee làmb waaye tey gëm naa ne arène bu amoon bis bii di ñëw combat bu mag dinaa ko présenté si bis bi bëgg-bëgg ndaw ñi la waaye ñin liñ bëgg mooy axlu làmb mooy baagwe bi wàññeeku yenn band yi wàññeeku waaye amul benn ñaaw bu nekk ci dëkk bi nga gis fi mbër wala nga gis ñu ne kii nitu làmb la amut ñun balaañ laa jox hommage sax gis nga làmb balaañ laa jox balaa ngay bëree da ngay nekk ci écurie te balaa ngay nekk ci écurie da ngay am ay rikaat kon ku ñàkk fayda di nga ko jox seen xaalis waaye benn problème lañ am mooy amuñu arène bi ñu demee ci football fii fi ñu dem ñi ñëwee siis kon ñu ngi leen di jooytu fii lañ ko war a jooytoo ñu ngi leen koy jooytu ñi dimbale ni ci arène biñ ko amee rek lambi Gambie bi mooy doon ticket tendale si ñu ngi traay ba tey combat bi di ñëw ñu ngi jaay ticket bi gën a ndaw 300 VIP ñu ngi ko jaay $600 te gëm nañ na lambi Gambie boo gisee tey mbëri demuñ bay fayee ko ay 1 million 2 million si ñàkk arène bëgg-bëgg ndaw ñi la kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne comme time amul ñu gàttal kàddu yi di wax ba dimanche ak jàmm incha allah bismillah. Mam Jibi and the group, and first of all, I would like to express my profound gratitude to Gumbo Promotion for giving me this opportunity and the honor by single outing me out of thousands of women in this country. That shows a lot, and that's built the confidence and it built my strength also. I met this gentleman, which is Mam Jibi, about 4, 5, 6 years ago on the same occasion like a Lamba, when that particular night he was one of the MC at that particular night. And it was a very colorful program, and I really, since then I adore the man, and I can see something in him. He has a courage, he has a determination, and he want to live for better in this country. And being a member of parliament also, and also serving as a youth and sports and cultural committee in National Assembly, that also give me another leverage whereby I can put something for this group. By knowing your agenda, by knowing your commitment towards your country, it will lead me and it will guide me, it will protect me also to fight whatever journey we can be with. I am really out of word, and I would like to thank my colleagues who were present here with me. And it's just at the present time, the time was 10 o'clock, and unfortunately we couldn't make it at the time. So the room was full here waiting, but unfortunately they couldn't make it because right now we are on the session. But each and every one of hearts and minds are here with me, and I know they will be part of it on Sunday. And I want to guarantee you, this Gambia belongs to you, the youths. I don't believe in saying that the youths are the future of this country. You are the presence. You are the presence, and you will be the futures of our country. So by advocating for something you want and something you dearly love, definitely what you need is to galvanize yourself, prepare yourself. Don't allow them to lead you. Lead and they follow. You have the right and you have the opportunity. By mingling yourself with the people who can do the job for you, single out in the president himself to be the king of that particular night is something adorable, because he's somebody who want to be listening. He's a good listener and he's a good learner, and he learned fastly also. He knows the dynamic of youth and their responsibility in this country. So by leading him to this show, I definitely believe you won't regret it. Being a sister to him also, we will do whatever, and we will push hardly, and we will make sure that you get what you want. As your promoter just mentioned, that you need an arena. It could be on pipeline. After this program, we can sit and strategize. You have to have a compulsory policy to operate on this country. If you want to be better, you have to. We cannot be just only on entertainment. Wrestling is more than that. It's our culture, and we have to nourish it in this society. When I was young, I liked wrestling
not only the wrestling itself, but the dancing, the way they dance in wrestling, that's the enjoyment part I do enjoy. And I still now, I love that. In 2020 council election in Kerjarga, I was a team leader in Kerjarga. There was a Lamba in, I think, Ker Omar Sen. That day, I get into the floor, and I took the podium. By doing so, I end up dancing the same way they were dancing. It was a very colorful program. So it's something I dearly love in my heart. And I will definitely want to adore you. I am honored, and I am very grateful for this occasion. And I will be very willing with my family, friends, and colleagues to join you and embrace the day and to make it colorful and a very unique one, which will be memorable in our lifetime. I thank you all. Appreciate it. Thank you, Ma'am Jiba. I have no word. If there's anything other than thank you, I will just add it. But that's the most suitable word for me as now. And all your colleagues here present and all the journalists, we want you people to be very focused and determined to see that what you want. You leave a legacy whereby tomorrow when you are not here, you'll be always be remembered of what you delivered in your country. Thank you so much. Appreciate it. Yeah, my sincere apologies. Mbor bi mu ngi ne toga man moy Ndéné Fall, right? Ak Thiat maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant. I am so sorry, xam nga politicien na bu jëlee kaddu bi rek de léegi-léegi mu saaraan na, but maa ngi really maa ngi apologize for yéen naa waroon a commencé waaye maa ngi kontaan maa ngi bég bés bi daal yaakaar naa ne dinaa ko embrace. Dama am yeneen fonction na li ma war a def jaara sooma, but this makes me to cancel that trip. Boobu tam da beneen programme la kii naka Paramount kii si lañ ko tolo waaye jël naa aso bi def lu nekk na waaye dafa tombé ne bii tam na mënuma ko gàntuloo yéenaa ko sababloo pour ñëw nag pour bégal leen at least pour support leen si yëngu-yëngu bi ngeen a def si réew mi si li ngeen bëgg a def nag li ngeen mën a def tamit li ngeen mën a wone tamit seen culture bi loo leen mën a def loo leen mën a continuer di ko defaat. So maa ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi apologize for the last time again ni ma leen di mujjee nuyoo si daal. All right, thank you so much. Ngeen baalal ma def soose bi ba naka soose la gën a dégg wala baaxut. So yes. Always ñoom mbir yi dañ di am li nga xam ne mooy issue affaire tickets yi pour seen fans yi ñëw support leen so ñoom behalf of ñoom ci cadre yi nga xam ne loolu lañ wax ñu ne ñu ngi lay ñaan yow su fekkente ne mun ngaa dimbale si seen fans tamit ñu jënd li nga xam ne moo nekk ticket ndax ñu mën a ñëw support yi ki nga xam ne moo nekk promotion bi. Okay, all right, it's a good idea. Dinaa déggante maam ji bi ñu jéem a seet loolu tam lan lañ si mën a def tam. All right, yeah, I will list with him. All right, thank you so much. All right. Be buñangi dal mbadi ngol lale ba kalam talala mo men singo sefutande be mo be kuma le kana fa bande lungo ngina because ño borom am fena rafa ngina mun to la adot football men nabe keden dunia be ka mamang football nga export le amang ken tati ndola culture si nga nyano men nan si men kenon dingol to ni nga sorono we will start from the school naka academy because football e ka jel ko fu naka youth and sport ka tara school ol tole e ka sport naka competition soto jen but fo amanya na jarala bantul fananga na ado dunde economy yalan ko ñoboron la biri dindol dindimma ñaji be ñoboron babol ya export la say ni tada jibe double d kind of ñoboron la ka ñoli pale mo ñi boxen be mu african ol talent bay to le a transform ya ke tati oto membe kuma la science tul fananga na hakilo soto ko manya na ngindan da ke lip service we have to sit down strategize build a policy whereby that will guide the sporting and it will continue guiding the wrestling competition in this country. We cannot just have it as a lip services. We want to see the perspective out of it. And that cannot be out of you people. Your courage, your determination, and your performance will lead also that criteria. And I think the Minister of Youth is a youngster, which he is also determined. By putting some of these things on his table, we think we will have something out of it. As a Youth and Sport Committee member, I think we can pursue something out of this. It's an honor, and I think it's not going to be a regret.
I believe. Thank you so much. Sorry, Mbalali. Ini ngaji ni lumo itu la special combat. The flag ni turela. The main flag ni alang ko ngiram combat ya la His Excellency Adam Barrow. Mi alang ko le brati wala le bari ko. Yemi kontan ko le supegi. Ani mi alang National Assembly members kana iko binala la kan ki dimandi ni ngala. Ibi mi fala dol fana mi alang ko National Assembly members bayini ma party. So ni na la yibe amanga party ko bari the development and the empowerment of the young people so you for National Assembly members and Gambia ñu fa la Gambia la ñoo baro mo Gambia be tarate ando abunya ñe warta ba ka bawo nalta ta fali ya to la banko president fon la kuma ya wata bare man ni ko ne yal ngata keji ma to mbon la nim president na to be ngoto keji ma man so ko tanki so brale dara bo ñin to la president wa dan sila mo man kuma ya wata ko tanki adum president mo banko be tarate president mo be banko be la represent la atena ta ban atamanna na banko ngin na lungola mo ñente mbere ngata fintila ka jura banko ka ada semba ko la ko tanka fana be Gambe dingol kumandela alimbe nyobodo nga embrace ngina mun tol tati pati kunta nyimma boto sirin dala je lamin je dabo honorable member of Brikama atamu UDP member lati so barentol nin be in chambers kono jam we don't have a party color what we have is the nationality who you are a Gambian what are you represent a Gambian so wayatina de ku mantara ja keta donc a letala nal mal let no denno all the party representatives all of them were here before. But unfortunately, alaman kite ka bekena because session lo bekena as you can watch it on the screen right now. So kanga kamala ndolo kufula tajang kukil na bijana. I believe that day also the turnout will be great. It will be great and be banko mo beten to lambe jaila be His Excellency President Adam Barrow ana dimbal fana. Kere bunya nyime ya diala be duala fo ala sa ken na be kairota. Ndeme fana kundi we bunya so dat la bunya nyin koto. Kata basa ke men CCF. Atala bunya nyin wole nyin bunya sen tafanama. So to mbaten to la wala mba jayla bake be banko mul fana be tentu la dum be duwala fana banko la ala nyatle de kayrol nyim banko ntola tam na bete yata ntola tam na tinyata fana ntola tam adunga nyatle carte fayola mol si hakili maya momo de kanu ko so ye kanu mo so tala bar banko la kayro men de be se nyatle wala mu nyente ko ngadun carte fayo ko na kayro ko ngadun nga finta ko na kayro ko o kayro dun sabat la jama mu jumala tatul fondin kewal ko so nim politiko be ken wata do to la balo ka kandi kuma kandol men ka foy ka moy jamala ka botel la karo baren sa samba den hakili ma yala banko ni na bete yaran to la tam na tinyata fanan to la tam so kamala mbal tentu la mbal jayla wato be detere ala baraka ba te mu ngi noonu combat baa ngi noonu dox ci diggante Thiat ak Ndigal Fall Baye Prodi loolu dimanche lay doon Serekunda is ak borom gëm sa bopp promotion flag yi Ajaratu Maymuna Cissé yàlla ko bés bi di yàlla ñu ko fekkee te tal ko yàlla ci jël bu rafet am jaageen jëf ba dimanche